mu daal di génn ci xale bu jigéen bi instant bi ñoo ngi ci 22h36 bu ko defee ma dem daw añi ñëwaat mbokku julliti mbokku taalibe yi lu muy wëli seeni mbokk yi xam nga nit mënul lii de nit mënul loolu ndeysaan ñi doon weddi ak ñi soxor daloon ak iñaan defe naa ne ñi ñaa ngi gis de lu ne fàng nag kenn du ko jeex la xalif général day jinne Thierno Moule suñu borom moo mun a maye waaw yàlla mën a maye yàlla moom li ñuy wax borom kànjee mun a maafe yàlla moo mun a maafe buy maafe de moom dana naan yurux maanaam danaan la yurux macha allah kon nag gis ngeen loolu la yàlla dogal may wax ak jinne yi ndeysaan di jàkkaarloog jinne yi xam ngeen ne kii jigéen ju baax la jigéen la ju am valeur ndeysaan borom këram sax première bi borom këram jinne yi ñoo def ne du gëm deuxième jour bi borom këram moo ñëw ba déposé ko fii mbokk yi gis ngeen lu mu expliqué maanaam responsable la il est marié il est quatre enfants 2 gosses 2 filles macha allah mbokk julliti mbokk taalibe yi kon gis ngeen ne liggéey bi ñuy def am na solo Thierno Moule Sow maa ngi yee askan bi ñoo ngi jàppale askan bi ànd ak waa TMS TV mooy télé bi nga xamante ne mooy feeñal lépp lu nëbbu di yee askan bi mbokk yi nag kon defe naa ne mbir yi commencé na set ci yaramu soxna si ma daal di koy tuubal nag jinne bi mu fas yéene nag génn soxna si mu mun a am jàmm mu daal di nag toog ci kër gi di ma liggéeyal doon suma taalibe macha allah comme niñ ko daan defee rek ñu delloo buum ca booy ba waaw Moustapha noo gisee lii. yàgg ngeen dox. nan nga gisee lii. am na solo sëñ bi defe naa ni weddi gis bokku ci. sànq ba léegi ñi ngi dégg muy siffler di def comme ni jaan yi di def ci àll bi. donc mu nekk loo xam ni lu yéeme la. di xewee fii ci le kër xalif général des jinne te Saliou Samb waxoon ci léegi ci anglais ak ci français. xam naa ni li ñu jot a seetaan ci li ñu filmé. ñi koy seetaan dinañ gis loo xam ne lu yéeme lu doy waar. dëgg la lii sëñ bi day wone que ni rek jinne yi ñi ngi def seen i maneen ci kaw suuf. jinne yi ñi ngi def lu garaaw ci kaw suuf. te li ci gën a yéeme maanaam tas na seen i famille. yàq sëy yi yàq dund yi jaxase famille yàq njaboot gi indi fi ay feebar yoo xam ni doo comprendre. dëgg la lu ci bëree bëri jinne yi la yéegal température yi lu ci bëree bëri jinne yi la am na ci exemple boo xam ne sax barki démb la jarul ñu ci ñëwaat. waaw dem ba yéegal température xale bu jigéen bi ba 39 xam nga kooku bu ñëwul woon fii moom defe naa dañ koy quarantaine. dëgg la bëri na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi leen di quarantaine. dëgg la loolu lépp jinne yi la. kon nga gis ni jinne yi ñi ngi def seen i maneen jinne lu doy waar la ci kaw suuf. waaye nag loolu aussi pour man c'est normal parce que fi jinne yi doon dëkk. moom la nit ñi dëkk léegi. dëgg la waaw même na ci ba ci même xale yi di def ay examen ñu bëri maanaam du ñu am réussite ñu ngi échec. jinne yi ñooy def loolu. di changer notes yi. comme ni ko jinne bi waxee léegi. waaw jaan. waaw ni ko jaan waxee léegi gis nga ci am na xale bu jigéen bi ñetti yoon. yoo xam ni def na examen. doomam mais mënul réussir. ñaari doomam sax. donc xale yu jigéen ñu bëri ñi ngi fi di def examen waaye jinne yi ñooy changer seen ay notes. kon nga gis jinne nekk na loo xam ne lu doy waar la. te boo xoolee téere alxuraan bi ci sóoratul jinne wax nañ ci bu baax a baax. dëgg la kon jinne lu existe la lu am la. lu doy waar la. donc fexe daal. di am sax cuuraayu volcan bi sa kër. dafa am solo ngànnaay la volcan joni Moustapha ngànnaay la parce que parfois wóorul. ndax ay xaaju guddi mun nañ fatt. mun nañ la fatt. fatt kenn ci njaboot gi ba du mun a nooyi. munoo daw dem hôpital munoo ñëw ci Thierno Moule. da ngay boyal sa fourne rek dóor cuuraay bi bu ko defee nit ki xëmmali ko jinney daw. dëmm yi daw moo tax cuuraay bi dafa baax kër gu ne am cuuraay comme ni ngay amee cuuraay gongo. am yeneen cuuraay yi war nga ko am sa biir kër ngànnaay la. loolu moo tax sax léegi ñu aaye. bu nit fattee. bu njëkk dañ daan def bu nit fattee fekk jinne yi ñoo ko fatt. ñu yaakaar ni faatu na ñu sangu ko yóbbu armeel ya suul. ca lu ñu dem ba nemmee ko ni ñu bëree bëri jinne yi dañ leen di fatt. moo tax ñu aaye que
ku ñu yaakaar ni da ngaa faatu. balaa ñu laa suul nañ la yóbbu hôpital. ñu xool ndax yaa ngi dund wala dundoo. def ci maa mën ni tamit ñu xool def ay cuuraay. waaw paa nga jékki-jékki dee rek gars yi pamtee la sang la. Sénégal nag ñoom boo deewee rek dafa mel ni dafa am lu leen di wokk seen tànk yi naan ko yóbbu leen ko. suuli maanaam buñ la fàttee rek. waaw dañu yaakaar ni faatu nañ ko defar denc ko. alors que fekk ne dañ koo fàtt. boo demee ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla suñu borom may ci affaire u jinne da ngay gis dañ koy dindi carrément ba mu ñëwaat jotaat ba kanam. léegi ma ñëw rapidement léegi ñu daal di koy yow la kan. ngeen gis nanguwul wax fi mu ne nii de. non dina wax. yow la kan. moom la jaan dama bëgg ñu profité tuubal ko balaa muy jékki-jékki ne menteng mu nekkaat di pour ñu indiwaat ko mu nekk coona moo tax léegi dama laa bëgg a tuubal nga génn xale bi vraiment depuis 40 ans ak lu teg yaa ngi topp soxna si vraiment dem na ba am ñeenti doom munul am jàmm nee na depuis 92 amul jàmm ci sëyam kon nag bés ni ki tey bëgg naa bés ni ki tey mu am jàmm ci biir sëyam calculeel nga nekk jigéen muñ mu nekk jigéen moom soxna si di muñ munul am satisfaire ci borom këram munul am jàmm borom këram moo ngi def effort def lu ne waaye munul am jàmm kon nag bëgg naa bés ni ki tey mu am jàmm sama biir kër gi ñibbee noonu waaw léegi nag jaan ma daal di lay tuubal yow nga ne amoo tur wala da ngaa xamul sa tur wala da ngaa fàtte sa tur ah jaan nee na xamul turam waa léegi kon bés ni ki tey mu tuubal la jox la tur kon waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey tuub naa dugg naa ci diine lislaam waa mbokk julliti jinne bi tuubal nañ ko ndeysaan muy jaan xam naa lu mu yàgg ci xale bi dem ba fàtte turam parce que mën nga yàgg ci nit dem ba fàtte sa tur macha allah loolu parfois day arrivé jinne yi léegi nag macha allah ma jox ko tur bu sell daal di koy tuubal moom jinne bi mu daal di génn soxna si mu mun a am jàmmam 43 ans ndeysaan de souffrance 43 ans de fatigue kon vraiment mbokku julliti mbokku taalibe yi kon xaaral ñu daal di jox jinne bi tur soxna si mën a dellu ci këram am jàmm doomam yi am jàmm vraiment jëkkëram tamit am jàmm kon nag macha allah ma xool tur bi ma ko war a jox nag vraiment. waaw mais yow góor nga. nan laa koy tuddee Khadija jinne bi nee na ma tuddee ko Khadija. mais nag yow góor nga moom jigéen la duma la mën a tuddee Khadija nag nañ waxante dëgg yow kay génnal rek bul lijjanti tur bu ma koy tuddee nañ waxante dëgg n'est-ce pas man duma ko mën a tuddee Khadija ndax moom góor la góor nga ma tuddee ko Ousseynou Hassan wala waaw Ousseynou Hassan Ousseynou Hassan seexu yàlla yi Ousseynou Hassan ñooñu ay setu yonente yi lañu surtout yonente bi lañu Ousseynou ak Assane kan lañ ci rayoon Assane wala am na kuñ daggoon bopp bi waaw am na kuñ daggoon bopp bi Ousseynou xaw ma Assane waaw moo tax gars yi si football parce que dañoo dagg bopp bi di ko footballé moo tax ñu si football léegi nag maa ngi koy tuddee ndeysaan surtout yonente yooyu noonu nga xamante ne ñooy seex yi nga xamante ne ñoom loolu lañ daggoon seen bopp ci Kalbara maanaam di football léegi ma tuddee ndeysaan ma tuddee ko Ousseynou Assane Ousseynou Assane waaw léegi jinne bi Ousseynou Assane Moulé waaw kon tuddee naa la Ousseynou Assane ma boole turi bi Ousseynou Assane Moulé d'accord kon bés ni ki tey jinne bi tuddee nañ ko Ousseynou Assane vraiment macha allah ñooñu ay setu yonente bi lañu woon dañ leen rayoon ci xare macha allah kon nag jaan Ousseynou Assane Moulé génnal ci xale bu jigéen bi nga des ci kër gi di ma liggéeyal di ma jaamu lu ma bëgg nga ne ci sama taalibe bu am problème bu ma la yónnee nga dem vraiment kër gi di naat liggéey bi di dem ci kanam a kanam TMS TV
ngeen jàpp ci TMS yi waaw moom dama koy dénk mission boobu noonu moom jinne bii nii d'accord ah jaan da ngay jàpp ci TMS mu dox macha allah te TMS sax moo ngi dem waaw TMS a ngi dox macha allah kon nag ah. dina dox. nee na TMS dem na sax macha allah. jaan baa ngi noonu Ousseynou Assane Moulé dénk naa ko TMS TV macha allah mbokku julliti mbokku taalibe yi TMS ci kaw ca kanam ci lu baax képp kuy ànd ak TMS képp ku nekk TMS di liggéey ak TMS ca kaw ca kanam boo fa génnee nag xamatuma say bagage waaye tànk yaa ngi ci TMS moom tout le temps ñoo ngi lay ñaanal nga yokk yow tamit bu baax muy groupe bi yëpp macha allah kon nag Ousseynou Assane Moulé génnal ci soxna si macha allah jinna Ousseynou Assane Diane Ousseynou Assane génnal ci soxna si jinna yaltu Ousseynou Assane Moulé Ousseynou Assane Moulé jinna yaltu go ayet jinna go ayet Ousseynou Assane go ayet soor set koor set fii yaltu Ousseynou Assane yaltu so get out. Get out. The Marabout is talking to the jinn right now because he has converted the jinn. Ousseynou Assane, he has converted to the jinn who hasn't known his name and has given him the name of Ousseynou Assane. So right now the Marabout is just making out the jinn. Telling him, Yalto, get out, Ukhruj, just trying to get out the jinn from the body of this very lady. Donc le marabout Thierno Moulé Sow qui fait tout pour faire sortir le djinn du corps de cette femme, lui disant sors, Yalto, get out, Ukhruj. Donc vous voyez, donc ce que la dame est en train de faire, des gestes incroyables parce qu'il s'agit donc d'un serpent, pas de la dame mais le serpent, donc le djinn qui possède cette femme qui est en train de faire des gestes incroyables. Donc un serpent noir qui possède la femme et qui a vraiment été converti en l'islam, qui vraiment porte le nom désormais de Ousseynou Assane Moulé. Donc le marabout fait tout pour le faire sortir du corps de la dame pour que la dame puisse vivre en paix, en harmonie et vraiment dans un climat paisible avec son mari. Yaltu Ousseynou Assane yaltu jinna yaltu génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci soxna si Ousseynou Assane yaltu mbokk yi gis ngeen jinne bi Ousseynou Assane macha allah jinne baa ngi génn ci soxna si nekk na ak moom 40 ans ñeent fukki at presque nekk na ak soxna si kon nag jinne baa ngi génn calculer loolu ñeent fukki at yaa ngi nekk ak nit di ko yàqal 40 ans parce que soxna si am na 43 ans Ousseynou Assane génnal ci xale bu jigéen bi jinna yaltu jinna go ayet jinna go ayet yaltu jinne baa ngi génn mbokk yi jinne baa ngi génn jinne bi nag ab jaan la c'est un serpent ab jaan la yaltu Ousseynou Assane Moulé Ousseynou Assane jaan baa ngi génn maanaam mu ngi génn ci yaramu ndaw si soxna si Ousseynou Assane jinna yaltu jinna yaltu jinne baa ngi génn moo ngi génn ci yaram bi moo ngi génn yaltu nga gis ni mu koy defee mu doy waar bu mel na vraiment jaan buy dox ci kaw yaram bi di génn bu ngeen gisee geste yi vraiment doy na waar donc jaan bi mooy génn moo tax muy def nii utiliser loxo ndaw si ngir rek génn ci yaramam parce que yàgg na ci yaramam depuis 40 ans mu ngi ci yaramam depuis bi mu xamee boppam mu sëy depuis 92 mosul am jàmm ci sëyam parce que jaan bi jinne bi moo nekk di ko jaxase chaque jour ak jëkkëram mu nekk lu doy waar mais tey bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla donc si xam-xam Thierno Moulé Sow bi nga xam ne yàlla moo ko jox chaque jour muy delloo donc yàlla di ko jaajëfal ci xam-xam bi mu ko jox am benn mission boo xam ne da koy doxal ngir jàppale doomu aadama dina fexe tout ba jaan bi génn ci yaramu xale bu jigéen bi ci yaramu ndaw si nga xam ne moom mu ngi am ñeent fukki at ak ñett pour rek mu nekk ci jàmm ak jëkkëram ak ay doomam donc ñu bàyyi leen ngeen xool tuuti naka la wànnentu di mujjee ak ay gëtam. macha allah Saliou Samb macha allah ci tradition bi macha allah ak ci wolofal bi am na solo macha allah yaltu
jinne gis nga jotoon na génnee lépp ndeysaan jinne baa ngi génn yaltu Ousseynou Assane Moulé yaltu mbokku juliti xam ngeen ne ndeysaan magum jëmm du ñëw di tëdd nii comme ça boo gisee mag tëdd rek am na lu ñuy wax mag lu ko yëngal lu yëngu am na lu ko yëngal gis ngeen magum jëmm yor ñeenti doomam ndeysaan sonn ci sëyam amul jàmm ci sëyam jëkkëram a ngi koy satisfaire di ko jàppale lu ne waaye amul jàmm amul salaam ci yaramam lan moo waral loolu ab benn jinne bi nga xamante ne ndeysaan yàgg na ko topp di ko sonal vraiment tey dem na fu ne mënul wér yàlla def mu ñëw fii tey ñoo ngi génne jinne bi ci moom mbokk yi defe naa ne lii lu yéeme la lu doy waar la defe naa ne Sénégal léegi yeewu nañ àdduna yeewu nañ Afrique yeewu nañ monde entier yeewu nañ à travers de TMS TV kon nag saa su ne dee leen ñaanal waa TMS TV di ñaanal ñi ne ci TMS parce que nag TMS mooy feeñal lépp lu nëbbu macha allah TMS TV. TMS TV forever. TMS TV forever. That's the saying, that's the song. Alors, TMS TV forever, because TMS TV is your favorite channel, the channel showing everything, that is, heaven. You see it in the Marabu, Thierno Moulé Sow, the king of the king, doing his best to get out the jinn from the body of this very lady. You see it in this woman who is 40 years old, or 43 years old, lying down on this very wall because she's hypnotized by a jinn who is a snake. It seems as if the jinn has got out from her body, the snake, because right now the woman who was lying down on the wall is getting up again and then trying to be so tired because the jinn, is making or was making her tired. You see then the Marabu, Thierno Moulé Sow, the king of the king, trying to check the lady to see whether the jinn has got out or not. So, then, what will happen after? Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous voyez donc cette dame qui était couchée donc sur le sol parce qu'elle était hypnotisée par un djinn qui semble être sorti. Donc, ce djinn qui faisait des actions de serpent, donc des gestes incroyables. Donc, vous voyez, elle vient donc de se lever encore du sol parce qu'une dame âgée de 43 ans ne voudrait tout simplement pas du tout se coucher sur le sol vraiment s'il était à l'aise, mais parce qu'elle était hypnotisée par un djinn qui a été maîtrisé par le grand marabout, le grand guérisseur Thierno Moulé Sow, qui l'a obligé à sortir du corps de cette dame. Et vous voyez, la dame reprend ses formes et la dame reprend sa force, la dame reprend sa vie. Et vraiment, vous voyez, c'est incroyable. Moi-même, je suis ému. Donc, vous voyez la dame qui revient en elle-même, qui revient une personne vraiment humaine et simple, parce qu'elle était hypnotisée par un djinn qui la faisait faire des actions incroyables, qui l'empêchait de vivre dans vraiment son ménage à l'aise, qui l'empêchait d'avoir du bonheur dans son couple, dans sa progéniture. Mais là, vous voyez, cette dame vient de revoir vraiment sa vie, vraiment à l'aise, vient de revoir vraiment ses forces, vraiment revenir en elle, et elle pense bien pouvoir vivre en paix et vraiment dans un climat paisible, en harmonie avec son mari. Tout simplement parce que le marabout Thierno Moulé Sow a usé encore une fois de son pouvoir, a usé encore une fois de sa puissance, donc montrant qu'il est vraiment le calife général des djinns, montrant sa suprématie donc devant les djinns, le seul qui vraiment qui a la possibilité de faire ces genres de gestes, le seul qui arrive à pouvoir guérir des personnes tout en faisant donc des vidéos, ce qui montre qu'il s'agit bien du premier vraiment guérisseur, du calife général des djinns, du roi de la médecine traditionnelle. Chers internautes, restez toujours sur la TMS TV et vous verrez vraiment des choses incroyables qui se passent, des gestes incroyables, des séances de guérison incroyables, tout simplement parce qu'on est avec un grand guérisseur qui a eu vraiment le pouvoir
pouvoir extraordinaire qui lui a été doté vraiment par Dieu. Donc restez avec nous et vraiment on continue toujours sur un chemin qui était sinueux mais qui commence à s'éclaircir à cause de la puissance du grand marabout Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns. Tout ça donc à cause donc du pouvoir de Dieu, lui qui est vraiment humble, qui a une humilité extraordinaire, qui remet tout à Dieu, qui montre que c'est Dieu qui lui a donné sa puissance, c'est Dieu qui lui a donné cette puissance, c'est Dieu qui lui permet tout simplement de faire ces genres de guérison, c'est Dieu qui lui permet tout simplement d'aider les gens possédés par des djinns. Donc vous voyez la femme qui reste calme parce qu'elle a été hypnotisée par un djinn qui vient d'être sorti par le grand marabout, khalife général des djinns, Thierno Moulay Sow, qui a encore une fois démontré sa puissance devant tout le monde, devant la caméra, devant les caméramans, devant donc les journalistes, devant vraiment les patients qui étaient venus nombreux, qui sont toujours là, qui attendent d'être vraiment consultés par le grand marabout, le grand guérisseur Thierno Moulay Sow. Moi-même, je suis ému parce que j'ai vu la dame siffler, faire des siffles donc extraordinaires, des cris de serpent. Donc vous voyez ce qu'une personne humaine dotée vraiment tout simplement d'un sens humain ne pourrait pas faire parce qu'il s'agissait d'un serpent qui faisait ce genre de gestes. Donc restez avec nous et vraiment on continue de plus belle à faire donc ces genres de séances de guérison. Madame, ça va, vous allez bien? Comment t'appelles-tu? C'est Khadija Wagué. Khadija Wagué. Okay. Donc la dame qui dit qu'elle s'appelle Khadija Wagué, donc ça cela montre que le djinn est sorti, que c'est une personne qui est en train donc de nous parler. Elle vient de retrouver ses esprits. Khadija Wagué, tu habites où? J'habite à Kermassar. Donc elle habite à Kermassar parce qu'elle nous parle français. Elle a un bon niveau en français. Elle a même eu à être aidée par son mari pour qu'elle fasse une formation de secrétariat. Mais le djinn l'avait tout simplement empêché de faire ça. Mais là, elle reprend ses forces. Elle reprend ses esprits. On pense bien qu'elle pourra le faire dans l'avenir. Donc elle vient de nous dire qu'elle habite à Kermassar. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps exactement, Khadija? Actuellement, je suis un peu fatiguée. Donc elle dit qu'actuellement elle est un peu fatiguée. Donc Khadija nena fimnini dafa xawa son. Khadija saying that she's a little bit tired because now she's feeling tiredness in her body. Alors Khadija, donc lan ngay wax ci Thierno Moulay Sow, le grand guérisseur, le khalife général des djinns? Tout d'abord ma sant Yàlla. Donc tout d'abord elle remercie le bon Dieu. mu wax ñu tamé tuutu ci dundinam. Moom ci boppam. lu muy def rek Yàlla la ci jiital. Donc ñu sant Yàlla julliti ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ñaanal waajur yi ñu yàgg suñu kanam bu ñu fekkee suñu njëriñ ñu ñëpp incha allah. bépp yéene bu ñu am suñu waajur yi bépp yéene bu ñu am suñu njaboot. Yàlla may ñu mottali ko incha allahu rabbi. Yeah. Donc Khadija qui vient de faire des prières donc très importantes parce qu'elle vient donc de remercier le bon Dieu d'abord et à remercier aussi le khalife général des djinns Thierno Moulay Sow. Donc elle a aussi prié pour tout le monde pour que vraiment toutes les personnes vraiment de ce monde puissent aboutir à leur fin, puissent vraiment réaliser leurs rêves et que toutes les personnes soient vraiment en bon terme avec leurs parents. Donc vraiment c'est incroyable et c'est émouvant. So ladies and gents, the lady Khadija has just prayed for the Marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king, the Khalif General of the jinns, because now she's feeling better, she's feeling cool, she's feeling like a human being. She has even prayed for everybody, for all the human beings of this very world, saying that she's wishing everybody to live nicely, to be at ease, to be in a good mood with their parents. You see then what was happening here and what has happened here. This lady is feeling better now. She's having again her peace, and feeling better, feeling happy because of Thierno Moulay Sow, the king of the
king, the Khalif General of the jinns, helped her, become free and become alone, not being hypnotized by a jinn, because the jinn has got out, the Marabout made him get out. So let's then see what will happen. Stay with us on TMS TV, and then you will know what will happen in this very house. léegi soxna Khadija ñoo ngi lay nuyu bu baax defe naa ne yëgoon nga ne am na lu nekk ci yow. waaw maa ngi lay fay sëñ bi di la ñaanal yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ak kanam bépp yéene boo am ci doomu aadama yi yàlla may la kattan ak gudd fan ba nga jot ko incha allah. amiin léegi defe naa ne sànq est-ce que li fi yëg maanaam am nga loo ci xam walla parce que ba nga ñëwee tey nga waroon commencer ñëw faju ci kër gi ba nga ñëwee ñu suur la ma ne suma taalibe yi moom Alseeni ak Naar nañ la dem suur en attendant après ñu commencer faj bi parce que li taxawoon nga ñëw ci yow am na lu la doon sonal li la doon yàqal amoo jàmm sa biir sëy defe naa ne nga ñëwoon nag pour mën a dindi loolu pour ñu mën la faj daal léegi est-ce que yëg nga fii néeg bi loo fi doon def est-ce que yëg nga ko walla yëgoo ci dara. bon amatuma maa ngi doon sentir ne maa ngi def dara mais nee moom franchement xamatuma li ma doon kii daal. yëgoo ci dara daal da ngaa sentir daal. sa yaram bi sentir naa ne sama yaram bi mu ngi métti. mais li métti sama yaram bi moom xaw ma ko. mais daan nga gént dara. xamoon nga ne am na lu nekk ci yow. depuis 92 yaa ngi sa biir néegu sëy mais amoo jàmm ci sa sëy. sa borom kër moo ngi lay jàppale na la ubbi la bitig ay machine amul lu mu la defarul. aussi da nga daan jaay ay ginaar parfois 20 di dee 10 di dee 15 5 di dee. loolu lan ngañ ci mën a indil parce que jinne bi wax na fi lu bari ci loolu déjà dañu bëggoon nga confirmer nga wax ñu. ba xam da nga doon dund loolu walla. waaw loolu li ma dund la parce que depuis en 2012 la ma sama njëkk a ubbil kii boutique. waaw léegi boutique bi damay dem yenn saa yi may gént ay affaire nekk ci boutique bi. su ma jaayee doon naa jaay presque ay 75 000 par journée mais wax dëgg tey man mënuma laa ne dàll bu baax bi jënd naa ko ci boutique bi walla yére bu baax bi jënd naa ko ci boutique bi. xaalis bi day dem nii rek. day sey nii rek. yeneen saa yi may gént may gis paa mës naa gént ma gis paa bu màgget mu sol tout blanc toog ci boutique bi waaw. loolu mais daf maa woon ginnaaw loolu. mooy jinneem bi. léegi premier changement bi presque changé woon na ma presque ay 1 million ak lu teg. xaalis boobu sëy noonu après mu demaat changé waat presque 1 million tamit. waaw loolu tamit ba tey man. xaalis bi daal man mënuma laa ne lii laa dugal lii. léegi bi ma toogee loolu ma toog diir bu yàgg defuma dara après ba il y a 4 ans ci ginnaaw ni walla 3 ans parce que ay affaire wu kii dama xaw a bëgg àdduna nag tuuti waaw ay solo ak ay kii daf maa neex donc defaru noonu bëggoon na ma njëkk a fayal kii formation en coiffure d'abord. waaw loolu yàlla def loolu sottiwul léegi après comme day dëgg à chaque fois xaw ma sama doom bu jigéen bi sax la waxtaanal mu ne ko waa man damaa bëgg a def sa yaay def dara mais nii xaw ma moom lan mooy kiyam lan la bëgg te bëgguma kaa laaj directement après sama doom bi ne ko sama yaay daal xam naa lenn moom tey su amoon ay machine pour ñaw waaw loolu moom parce que moom dafa bëgg sol après mu ñëw mu proposé ma ko ma kontaan. moom sa borom kër. waaw. jinne bi wax na loolu sànq. ma kii ma ànd ak moom dem jëndi ñaari machine yu bees takk yoo xam ne
maa ko daj ci carton bi sax sama kër. ndeysaan macha allah dégg ngeen jinne bi wax na loolu sànq. après monteel ma ko mais machine yi ba tey ba suba. machine yaa ngi ci salon bi foofu. musuma ci lekk dërëm boo xam ne mën naa ne liggéey naa ko ci machine bi. lu tax jinne bi kay parce que moom xamul daal xaw ma lan la daal. jinne bi wax na ko fi sànq Moustapha. kenn musul mën naa ne kenn musul ñëw sax nee ma ñawal ma sama tissu bi samay ñaw bopp moom su ma amee ñaw damay woo tailleur kooku ñëw kër ga walla sama waa kër yi mu ñëw te macha allah lu ma sol daal dañ may laaj ku la ñawal. ma ne leen nga bëggoon nekk daal di ñëw créer ay indi ay création. loolu depuis ma nekk xale moom wax dëgg ay affaire solu moom solu dafa nekk sama dund daal waaw loolu def maa neex gis nga sama galerie téléphone Pinterest modèle bi ma gis dama koy jël parce que sama rêve yépp moo di may ñaw di solu di solal ay nit waaw loolu daal mooy sama site waaw donc may promotion waaw loolu ñoom ay affaire ñaw li ci ëpp daal loolu la ñuy kii te modèle bi ma jël foofu moom macha allah su ma ko ñëwee moom ba sol ko day rafet dañ ma koy laaj. waaw macha allah léegi nag mbokk yi gis ngeen jinne bi wax na lii yëpp sànq nee na borom këram jëndaloon na ko ay machine ak waaye moom moo tee machine yi dox moo fa téye machine yi dèjà kon xam nga ne bu fi jógee incha allah dana mun a continuer liggéey machine yi di mun a doxaat xam nga jinne baaxul bu toppee nit day yàq nit day yàq aduna nit day yàqal nit waaw daan nga yar ginaar tamit. li ma gën a métti ci machine yi sax. waaw man xam naa sama rêve ci machine yi. mais gis nga jour bi ma ñëwee fii ba waxaale ak yow. non mooy jour bi ma ñëwee ba jox la xaalis bi. ba ma ne la démb bi may ñëw dama yendoo kii xuloo ak sama jëkkër. man daal depuis 3 ans machine yaa ngi kër ga foofu mosuma tudd ci affaire machine. keroog noonu la ma mës a wax. yow ak man li may def yëpp effort yi may def yëpp yaa ngi nii machine yi soo xamul li nga ko gaare fii nu ma méttee ma ne ko yow man nga jëndal sama rêve di am ay machine nga jëndal ma machine may xool nii machine yi te mënuma ciy liggéey donc loolu bu fekkee yow loolu doy la firnde man xamatuma léegi lu may def léegi ba may aalu ci kawam ma ne ko waaw forcé dinaa dem bu fekkee dangaa kii parce que dama nekk nit koo xam ne daal man ak moom saa yu ñu xoccee même suma programme dem fenn sax ma tàggu ko su ma waxee bul dem ak lu mu métti métti yenn saa yi sax sama famille dañuy xewle ma tàggu ko su ma waxee bul dem damay jéngu ci kawam de mais moom xam na ne lu ma tere rek daal. waaw dinaa la tere da nga koy bàyyi dinaa ko def. léegi nag léegi keroog nag bi may ñëw mu tudd ma ci machine yi rek ma aalu ci kawam kay. parce que jinne bi wax na ne moom moo bëggoon def jaxase leen ci affaire machine yi sax pour sa jëkkër décourager wax na ko fii léegi nee na ko sax même machine yi. parce que man li ma jaaxal nee naa la machine yi ñetti at boobu noonu sax boo moytul du yow jinne bi la parce que moo bëggoon jaxase leen. waaw loolu la xam nga man loolu laa la wax ma ne affaire boobu moo ma jaaxal parce que ñetti at machine yaa ngi kër ko foofu yow mosoo maa tuuti ci affaire machine. may la damay ñëw fii rek nga commencé di ma ne waaw yow sa machine yi nii ak nii. waaw xam nga loolu jinne bi wax na ko fii léegi moom moo leen bëggoon jaxase foofu tamit kon nag. da nga amoon permis de conduire wala. waaw am na. bon génne woon naa permis daal am na presque bientôt 3 ans loolu tamit. léegi ana permis. permis dafa réer. fu mu réeree. parcelle laa ñëwoon. après may ñibbi. jinne bi wax na donc sama pochette la ñu sàcc sama kii bi sama biir sac bi wax. xam nga ne jinne bi moo sàcc sa pochette bi mbokk yi gis ngeen. jinne bi moo sàcc pochette bi ba pare sànni permis bi xam nga ne walla kaana la de. ana oto bi nag ana sa oto bi. non may la depuis boobu sax man mënuma fexe ba sama xel dem ci affaire permis sax damay am xaalis nii walla sama jëkkër nee ma waaye yow yaa ngi nii am nga xaalis bi doo dem nga récupérer sa permis 20 000 francs rek te temps bu may réer boobu permis 10 000 francs nga récupérer. waaw ba léegi nii ñu changé permis à point bi. waaw 20 000 francs la.
depuis kañ mënuma kii mais gis nga su ma amee xaalis bi la daa mel ni lavage de cerveau lañ may def sama xel du mës a dem ci affaire permis léegi jour bi ma ñàkkee ba kii parce que yenn saa yi damay toog dërëm sax dërëm mënuma kaa gis sama loxo donc instant yooyu nag. sa xel la nekk ci permis bi. sama xel di nekk ci permis bi. boo amee fàtte amee mais su may am rek sama xel génnaat ci. léegi yow da nga toogoon démb xaw ma barki démb. pour nga mel ni xaw ma da nga doon gént après ngay wax ak jinne bi nga naan ko bàyyi ma buggoo ma nangam wala am na loo doon gént. waaw loolu démb. démb da nga am loo gént. démb waaw démb gént naa may kii may ne yow dinaa soobee yàlla su ma demee ci Cerno dinaa wax mu tàggale ñu ma ne ko parce que man mënuma imaginer nit ki yow nga ne yow bëgg nga ko doo ko defal dara bëggoo mu am dara ay mbokkam sax buñ ko bëggee defaral walla jëkkëram sax bu ko bëggee defaral nga ne loolu du am ma ne ko léegi daal nee naa la carrément bëgguma la bàyyi ma mais ci gént bi daal man wax naa samay doléance yépp wax naa lépp li ma metti mais ba tey daal kenn waxuma waaw walla déet kenn waxuma dañuy tàggoo walla duñu tàggoo man daal nee naa ko su ma demee ci Cerno daal incha allah dinaa ne Cerno mu tàggale ma ak yow parce que léegi sonn naa ci sama dund ma ne ko léegi yow lii ngay woote kon xam nga ne du dëgg ci yow parce que doo ma defal bëgg naa la te yow doo ma defal te am nga doo ma defal bëggoo ku may defal bëggoo gis fu may réussir ma ne ko léegi yow léegi sa mbëggeel boobu lan la ma njëriñ ma ne ko léegi demal ma dem mais ba tey daal dara waxuma waaw dañuy tàggoo walla duñu tàggoo. ah du la mën a wax kat waaw loolu kay arrangé wu ko léegi nag macha allah mbokk yi gis nga lii yëpp jinne bi wax na ko soxna saa ngi koy dëggal di confirmer kon jinne dafa garaaw calculeel ki am ñeent fukki at ak ñett aussi sa doom dafa doon def ay examen affaire yooyu def na ñaata yoon examen pour amul. waaw sama taaw bi def na 3 fois. amul 3e fois bi la am. bokk yi leer na. mu def bac tamit bac 2e fois bi la am bac. 2e fois bi la am bac. waaw 2e fois non moom ak sama kii mooy ki topp ci moom sama doom bu góor bi waaw. léegi macha allah sama gars yi dégg ngeen macha allah ndeysaan gis ngeen gis ngeen da ngay nekk ku baax. jinne yi gis la ba nga doonee xale ñu topp la ànd ak yow di la yàqal kii soxna si depuis 92 moo ngi sëy waaye amul bànneexu sëy moo ngi def effort jëkkëram a ngi def effort waaye du am jàmm ci sëyam lan moo koy teree jàmm mooy jinne te jinne nag wax dëgg yàlla moo të sëriñ si moo të boroom xam-xam yi moo leen tëdde gis nga fu ne la dem tey la yàlla dogal mu ñëw sama kër fii ndeysaan ma dimbali ko génnee jinne bi tuubal ko jinne bi nee na moom kese moo ko toppoon kon nag dañuy sant suñu borom mi ñu jox kàttan jox ñu doole ba ñu mën jinne bu ñu jàkkaarlool mën la kon suñu borom ñoo ngi lay santaat di dellu di la sant nag sant bi amul fu mu commencé amul fu mu jeexee saa suñu xëyee ñoo ngi sant suñu borom ci lim ñuy defal ci kàttan bi mu ñu jox ak pouvoir bi ba ñuy mën a tuubal jinne yi di leen mën a dugal ci diine l'islam kon mbokk yi defe naa ne bëggati ngeen kontaanati ngeen ci TMS TV bi vidéo yi dee leen ko partagé taalibe yi dee leen partagé vidéo yi di yee nit ñi di ko tas ci adduna bi nit ñi di ko gis c'est important macha allah kon nag ma jox suma gars yi ñu tëj ñu bàyyi ko mu noppale ko parce que xaw na sonn vraiment sonn na après man ma mun a yoxosu ñu dem añi ñëwaat ñu continuer tey moom fanaan la ku gëmmentu mun na dem waaye tey moom journée fanaan la macha allah. kon mbokk yi li ngeen fi joto gis lépp fii depuis ci ngoon ba léegi ci soxna si fi toogoon léegi te jinne bi duggoon ci moom yàqal ko lu baree bari te mu jógee ci Kër Massar mu nekk ay mbir yoo xam ni yu doy waar la bi mu jàkkaarloog sëñ bi nga gis ni donc jinne nekk na lu doy waar loo xam ni yàqal na ko lu baree bari lu jëm ci wàllum commerce boo xam ni borom këram ubbiloon na ko
ay machines yoo xam ne borom këram utaloon na ko yooyu yëpp jinne bi da ko faxas doomam bi nga xam ne aussi da doon def examen 3 fois 3e mënul fexe ba am ak yeneen yoo xam ni dund ngeen ko ci ngoon ba léegi fii ci TMS TV mu nekk loo xam ni yu doy waar la yoo xam ne jinne yi ñi ngi koy def ci kaw suuf du ma wax Sénégal mais ci àdduna li ma ci gën a nag retenir mooy cuuraay volcan bi kër gu ne war nga ko mën a am parce que kat mbir mi day bette amul guddi amul bëccëg rawatina xaaju guddi nga xam ni bu la bettee rek bu fekkee ni yor nga cuuraay volcan bi rek di nga sauvé ci loo baree bari kon nag jarul ñu guddal ñoo ko dundandoo en direct ci TMS TV ñu àndoon ci ak le khalife général des jinne ngeen di gis fii ci image yi le roi médecine traditionnelle international the king of the king muy Thierno Moule Sow ak sama naataango Saliou Samb kon Saliou ma bàyyi la rek nga daal di yeggali waxtaan mi ñu tëj. Oui, Moustapha, comme vous venez de l'expliquer, on vient de vivre un moment émouvant, incroyable. Donc le marabout Thierno Moulay Sow, le grand régisseur Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns, vient encore une fois de démontrer sa force, toute sa puissance et vient encore de montrer qu'il est vraiment le khalife général des djinns parce qu'il vient de réussir un pari. Il vient de sortir un djinn vraiment du corps d'une femme qui était possédée depuis 40 ans. Une femme qui habite donc à Keur Massar, une femme qui s'appelle Khadija, qui vient de nous dire qu'elle est âgée de 43 ans et vraiment qu'elle n'a jamais eu de bonheur dans vraiment son ménage, tout simplement à cause vraiment d'un djinn qui l'empêchait de vivre en paix, qui l'empêchait de vivre en harmonie avec son mari. Elle vient même de témoigner et d'expliquer, de prier et vraiment de répéter tout ce que le djinn avait donc révélé auparavant. Elle vient même de nous dire qu'elle ne savait pas vraiment, qu'elle n'était pas au courant de ce qu'elle faisait, mais elle savait tout simplement que son corps était en train donc de se remuer. Donc vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, chers fans de Thierno Moulay Sow, tout ce que donc les djinns peuvent faire vraiment à la personne humaine, tout ce qu'on peut vous dire, c'est vraiment ce qu'elle donc a vécu ici était vraiment émouvant, était vraiment incroyable et elle l'a vécu tout simplement parce qu'elle était venue pour sa 2e séance, elle était venue se faire guérir par le marabout Thierno Moulay Sow et quand le marabout a ordonné à vraiment ses disciples de lui administrer donc l'encens, ce qu'on appelle le cuuraay volcan Johnny Johnny, elle a eu vraiment à faire des grimaces parce que le djinn qui était en elle s'est manifesté et vraiment tout cela nous a permis au marabout Thierno Moulay Sow de sortir le djinn de son corps une bonne fois pour toutes et la dame qui a prié pour le marabout, qui vraiment a prié pour tout le monde pour que vraiment tout le monde puisse vivre en paix avec sa famille parce que ce qu'elle vient de vivre était vraiment incroyable et elle ne souhaite pas que vraiment les êtres humains puissent vivre une telle donc situation, un tel calvaire. So ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, you have seen what has followed, what has happened, right now in this very house because since 6 o'clock we've been here talking to the jinn, talking to Thierno Moulay Sow, following, the healing session of Thierno Moulay Sow, because one lady coming from Keur Massar, whose name is Khadija, who is 43 years old, was just hypnotized by a jinn that has been made out by the marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king, the marabout who is now the Khalif of the jinn, who showed again once for all that he is really the Khalif of Thierno Moulay of the jinn, who showed again he is powerful. He is the king of the kings, the Khalif general of the jinns. He made his best to get out the jinn from the body of this very lady. The lady even witnessed and told us all that the jinn has told us from the beginning. She even explained that the jinn was destroying her life, that she couldn't be feeling good, she couldn't live nicely with her husband, that even she had some sewing machines, bought by her husband, but she couldn't be able to use these sewing machines. And even her driving license, she lost it, and she couldn't be able to take it back because of the jinn. She wasn't even thinking about that when she has money, but she's only thinking about that when the money is out. You see then how jinns can just transform, can just permit or
prevent a person to live nicely. You see then, that's it. What we can tell you, what we can just, make you understand, what we can just make you ponder over is that the Volcan Journey is a good thing. It is a good choride. The choride that is called the Volcan Journey can be, preventing you from living this kind of situation. Because when you have it in your house, whenever you have this kind of situation, wherever will it be, whenever will it be, and whoever will it be, you can just use it and then, prevent jinns from possessing you, prevent jinns from hypnotizing you, and prevent jinns from destroying your life. So then stay with us on TMS TV, the television showing every time what is hidden, and the Marabu Charnomule, so the king of the king, the Caliph general of the jinn, showing again his power, his strength in front of all the jinns.